Senegal is unugal Jowlen yente manko Senegal is unugal Jowlen yente manko Senegal is unugal Jowlen Senegal is unugal Jowlen yente manko Senegal is unugal Jowlen yente manko Senegal is unugal Jowlen salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy safoo di ñu tiitaroo à travers suñu plateforme digitale bi di dernière minute info di leen wax ni namoon nañ leen lool sax di ñëw ak yéen dalalaat leen ci seen biir émission dernière minute de midi fii ci dernière minute info xanaa rek plateau bi nuyu suma am di jàmm suma mbokk yi ma bokkal plateau bi di monsieur Kane ñu la ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bàyyi la nga nuyoog mbokki internet yi. maa ngi lay nuyu soxna su yow tam di la ziar di nuyu soxna Dieyna di nuyu aussi téléspectateur yu dernière minute info yëpp merci. macha allah yow it ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay sëñ Abdou di nuyu soxna Dieyna suñu journaliste bu ñaawul bi. soxna Astou maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu maam Abdou Kane moom mi ma bokkal plateau bi di nuyu aussi amee internet yi nga xam ne ñu ngi si depuis boobu à travers notre plateforme digitale de DMI. macha allah am na solo yow it ñu ngi lay nuyu soxna Dieyna di nuyu également suñu technicien yooyu di souhaiter rek joyeux anniversaire suñu doom suñu bébé Mouhamed di ko ne joyeux anniversaire grandi en âge et sagesse màggal dundal wéral kooku di doomu Diko Sow suñu mbokk mi ñu bokkal fii ci biir dernière minute info xanaa rek bu ñu noppee rek ñu tàmbali suñu émission ak suñu première partie bàyyi ki nga xamante ne mooy soxna Dieyna mu wax ñu yan xibaar moo fi jot a wàcc. voilà soxna Astou ginnaaw nag xew-xew yi nga xamante ne jot na fi jàll jëm ci liste yi ak parrainage ak manifestation yi kooku nga xamante ne moo di Aminata Tall ak di Mankeur Ndiaye ñoom nag jot nañoo wax ni que démocratie bi dafa dellu ginnaaw. macha allah loolu bokk na ci xibaar yi fi jot a wàcc ñooñee di Aminata Tall ak Mankeur Ndiaye. seex nañ yàbbi ci suñu démocratie. li nga xamante ne mooy remarque bi ñu def nee nañ loolu di démocratie bi dafa dellu ginnaaw. lan moo waral yooyee kàddu jóge ci ñooñu di Aminata Tall ak Mankeur Ndiaye. waaw jërëjëf soxna Astou xam naa balaa may tàmbali rek danga may ma am loo xam ne dama koy jàllale. te mooy fa la ñu dëkk di Parcelles Assainies unité 5. dafa am benn xale bu ñu fay wax Mohamed Rasoul Touré. doonoon xale bu gàtt tànk xale bu am yar vraiment koo xam ne jàng kër ga école ba rek lañ ko xamee woon sama borom dogal nag fan yi mu réer seen waa kër gisuñu ko. depuis barki démb 14h. ba tey xamuñu fu mu nekk seen waa kër nekk ci njàqare waaye toute la population de l'unité 5 nekk ci njàqare. ñuy ñaan rek sama borom feeñal ko. allahumma amiin dellu si jàmm. incha allah ñëwaat si jàmm fekke si jàmm moom Mohamed Rasoul Touré. incha allah xam naa dinañ si gën a def ay yaatal sax bu soobee yàlla. te doguma la bari na ay xale yu ñu jot a nemmeeku ni réer nañ fan yi. waaw bi mel ni xale boobu di bébé Aïda aussi. am na bébé Aïda fële ca Pikine. di doomu Zal Makeup. Zal Makeup moom ku dëkk Pikine xam na ko moom it dafa réer. am na beneen xale sax bu réeroon mais maa ngi dégg nii jot na feeñ. feeñ na wax. waaw gis nga loolu moom dafa doon fee boo xam ne dafa commencé nekk fee bu récurrent. ci suñu société mooy que ni maanaam. saay su élection jub see rek. da ngay gis lu ci ëpp ci lay am. waaw saay su élection jublee la si nañ gën a seetlu réer yi nit ñuy dee ñu naan seen cër yi dañoo ko jël ak. dañ koo dagg ak yooyu. waaw dañuy ñaan rek yii moom ñu fi cité moom mu doon loo xam ne jàmm salaam kese moo ko. incha allah rabbi xanaa rek ñu bàyyi la nga wax ci. waaw ñu ngi wax ci Aminata Tall ak Mankeur Ndiaye. waaw xam nga ñoom tamit Aminata Tall jiite woon na li nga xam ne mooy conseil économique et social. ñoom kon je pense que ils font partie des barons politiques de ce pays. et que am na poste de responsabilité yu mag yoo xam ne téewoon nañ ko te tamit am na lu ñu xam ci démocratie am na loo xamante ni tam jot nañ ko dundal ci réew mi. kon bu ñu génnee ci période bu mel nii wax lu mel noonu. man je crois fortement que peut-être c'est leur point de vue c'est leur consentement bi nga xam ne ñoom la engagé te tamit noonu la ñu gisee situation bi. moo leen wax rek ku nekk ak ni ngay analyser ak sa angle bi ngay duggee ci mbir yi ak tamit ni nga koy gisee. donc bu ñu gisee ni ñoom suñu démocratie dafa dellu ginnaaw je pense que war nañu wax
war nañu tamit proposer ay solution wala tamit ñoom liñ ci mën a def ñu def ko ci fexe ba ñu jojeetu loolu parce que démocratie bu dellu ginnaaw moom musiba la lu toll ni Sénégal nga xamante ne dañ ko nemmeeku woon ci dëkk yi nga xamante ne ce sont les pays les plus démocrates bu ñu gisee ni yenn xew-xew yi di jot am ba am ñu ciy poser question di wax ni démocratie bi dafa dellu ginnaaw je pense que lii di baron politique yi war nañ ci am liggéey bu am solo buñ ci war a mën a def incha allah ñu bàyyi la bu fekkee am na beneen xibaar bu jot a wàcc. voilà dañuy ngeen jéggal ma mooy di point bu ci topp moo di manifestation bi nga xamante ni moo jotoon am 17 juin bi passé woon kooku nag di Déthié Fall ak di Mame Diarra Fam jot nañoo renvoyé seeni procès bi nga xamante ni moo amoon moo war a am plutôt le 27 juin incha allah. waaw loolee de xibaar bu wàcc la tey ci suba procès bi tey la waroon am. mais finalement dañ ko renvoyé ba le 27 juin. Sëñ Abdou. waaw mooy li ma doon wax je pense que barki démb rek maa ngi koy wax ci plateau bi. ñoom déjà ay otages politiques lañ leen di jàppee. noonu la ko Sénégalais di waxee en tout cas. te tamit dama doon wax ni au nom de la stabilité du pays. dañ leen a war a relâcher. parce que tamit mooy li may wax rek parfois da ngay xool daal l'essentiel. et njiit tamit léeg-léeg mën nañ laa tooñ mooy li ñuy wax rek ku jiitu ci kanam moom yow la ñu mën a gis sa ginnaaw. mënoo bañ saa su ne ñu naan la sa ginnaaw nii la mel. mënoo bañ ñu lay tooñ mënoo bañ ñu lay wax lu ne mënoo bañ tamit saa su ne nit di am ay juumte wala ay jéeya waaye yu mel nii rek l'essentiel mooy ñu jël ci leçon ñoom. xam ni peut-être ëllëg bu ñu leen interdire des manifestations jaaduwul ñuy wàcc ci mbedd mi naan dañ koy jéem a forcer parce que état kenn du xeex ak moom wan nañ leen que ni état moo ko doole lépp wan nañ leen que ni état lu mu bëgg a lijjanti mën na ko lijjanti effectivement maslaha moo fi nekkoon ak fexe ba yërëm askan wi ak ñoontu leen moo fi nekkoon waaye du manque de moyens du faiblesse du tamit ñàkk fayda wala ñàkk ful la état kon loolu déjà muy leçon bi ci ëppoon solo bu ñu leen war a véhiculer te je pense que ñoom en tant que des responsables en tant que des hommes politiques bu ñu gisee affaire yi mu demee dinañ comprendre carrément message bi ñu leen bëgg a jàllale loolu nag bu weesoo ba ñu comprendre ko décortiquer message boobu je pense que l'essentiel mooy ñu fexe nu leen di relâcher vraiment parce que li wóor mooy bu ñu leen di relâcher wul rek day indi yeneen tension voilà ñeneen dañuy génn fii di def ay manifestations nañ leen relâcher te loolu day leneen lay jur day lancer waat réew mi ci yeneen fitna yoo xam ne daanaka du ko jar macha allah intervention bi am na solo voilà point bu topp moo di concert de casserole bi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko war a initier tey à partir de 20h incha allah. je pense que le concert casserole bi dafa nekkoon loo xamante ne kii di leader bu Pastef daf ko lancé woon keroog bu muy def point de presse ne dañoo fas yéene tey à partir de 20h def li ñuy wax concert de casserole. concert bi nag ku ne am nga ci jàngat bu ne. ñëpp ku ne génn na am sëriñ si génn nañ homme politique yi génn nañ ku nekk am jàngat bu ñu ci def ba am na sax ñu jot a génne ay vidéo ci ay dëkk yoo xamante ne jot na faa am. ban gis-gis nga am ci loolu. est-ce que nekkul tamit loo xamante ne est-ce que c'est le moment di def ay concert de casserole vu seen manifestation bi passé il y a des décès. et cetera en plus moment bi nga xamante ne dañ koy def. bu ñu fàtte ni am na ñu tëdd ci hôpitaux yi am na ñu tëdd ci kër yi feebar. est-ce que loolu noonu yëpp nekk tamit nekkul benn paramètre boo xam ne c'est à prendre en compte. waaw xam nga genre fait yu mel noonu moom daanaka da nga koy relativiser. maanaam da ngay xam ni nga mën a xoolee aspect positif négatif. peut-être ñeneen noonu lañ siy mën a gisee aspect yu positif. franchement mooy Sénégal li ñuy wax rek kenn ku si nekk ak ta manière de voir les choses. mais li wóor daal mooy li ñu ci mën a seddu rek mooy déjà am nañu ko commencé am na étudiants yi. waaw fële ca UCAD commencé nañ. déjà commencé nañ yaa ngi gis tamit réseaux sociaux yi affaire yi ni muy commencé ak teewu. loolu day wane rek que ni suñ borom mooy toll foofu mooy tollal foofu doomu aadama day dem ba toll foo xam ne li sax anisal di wax naan bu ne woon sëqat leen sax ñëpp ni oxo bu ne woon tisóori leen ñëpp ne tisó kon boo tollee foofu tam yow homme politique. je pense que war nga def un recul. pour xool naka ngay mieux avancer. maanaam xool naka nga war a mën a gën a am une prise de responsabilité. naka nga war a fexee ba yow mbooloo mi topp la. nga xam ne boo joxoñee baram la ñu dagg. naka ngay fexee ba teg leen ci yoon wu leer nañi. effectivement di leen dugal ci mbir yoo xam ne mbir yu wóor la mbir yu leer la. ndax li gën a jafe mooy am ñu la déggal am ñoo xam sa kàddu rek la ñuy dégg. am ñoo xam tey jii loo leen wax
duñu xalaat ndax baax na ndax bon na maanaam li ngay nekk ci ginnaaw yu xalaat ñi naan ñu feebar ak ñi naan tànqal ak ñi naan ñoom xalaatuñ ci loolu lépp. digal lañ Sonko moo ne nañ ko def rek. ñoom dañ koy def léegi luñ ci góobee gar ko. léegi nag yow la suñu borom yóbbee ci daye yooyu li nga war a def rek mooy fexe ba tamit nattaat sa bopp xoolaat yow ci ban baromètre nga war a mesurer woo. xoolaat yow ban responsabilité nga war a am vis-à-vis de ton pays mais vis-à-vis de cette jeunesse là. qui donne corps et âme pour toi qui donne corps et âme pour accomplir tes missions pour accomplir tes vœux et que donc day tax rek bu fekkee mbooloo mi bari nañ topp kenn kooku bu matee kilifa rek maanaam mën nañoo am. sëñ Abdou dogguma la mais aussi am na ay kilifa diina yoo xamante ne nee nañu lii di casserole yi nga xamante ne moom la Sonko wootee ngir jeunesse bi def ko il paraît que baaxul daal ci ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi di président Macky Sall. kon day Ousmane Sonko moom loolu xam naa tant mieux lay wax ndax li wóor mooy gars yi boo gisee seen slogan mooy lu naqari Macky neex na ma effectivement kon kooku buy def lu mel noonu nga naan ko lii baaxul ci njiitu réew mi je pense que da nga koy applaudir da ngay jox courage pour mu gën a dem de l'avant fu nekk ak njàngat mi ngi ci am rek loolu la daal mais au delà de ça tamit bon mi ngi noonu daal loo si mën a dégg daal en tout cas mi ngi wane ni daal Sonko daal am na fu mu toll ñenn ñi am na daal fu ñu ko teg am na tamit lu ñu yaakaar ci moom am na lu ñu gëm ci moom gëm-gëm boobu nag daf ko war a transformer en énergie positive effectivement fexe ba jeunesse boobu noonu mu leen di defloo seen énergie foo xam ne jar na ko foo xam ne foofu lay ëppee njariñ parce que man je ne vois pas honnêtement je ne vois pas le sens xëy taxaw 20h jot nga tàpp say casserole pendant 10 minutes bu jeexee après ce qui est sûr mooy Macky Sall bi nga bëgg dégg ko sax mu dégg ko sax mën na ko bañ a dégg mën na ba mu ko risé palais dugg foo xam ne mën na ko bañ a dégg lu mu fort mën na ko bañ a dégg xanaa ci réseaux sociaux da koy gis donc ki nga koy def est-ce que en réalité moom lay impacté est-ce que du impacté beneen victime boo xam ne encore une fois c'est un ci population bi rek ci ces couches vulnérables là muy li ngay wax sax ñi feebar tëdd seen kër ñi nga xam ne yenn bruit yi baaxul ci ñoom ku ne xam ne ni casserole dafa am na ñoo xam da leen di kii mën na leen sax piqué crise am na ñu piqué crise ay wàllum weñ wàllum mbool dafa bokk ci li mën a déclencher seen nerf wala seen crise effectivement donc je pense que considération yi bu ñu war a tenir à compte la vraiment mais tamit li ci am solo rek mooy au moins moo tane manifestation yi ñu doon bëgg forcer au moins bii c'est une autre forme de manifestation pacifique fexe ba jàllale li nga bëgg jàllale te doo ci def violence doo wàccee ci mbedd bi du am ay incident beneen kii la ci beneen aspect bu am solo la ci macha allah am na solo soxna Dieyna voilà soxna su point bu ci topp moo di manifestation bi nga xamante ni moom la waa Yewwi Askan Wi wala amal fii ak le 29 incha allah ñii di nag di waaye Y'en a marre ñoom nag nee dañuy joindre li nga xamante ni moo di xeex boobu nga xamante ni moom la waa Yewwi Askan Wi amal fii ak le 29 incha allah gannaaw bi ñu defee seen manifestation bi le 17 gisuñu fa ñooñee di activiste yooyu di mouvement Y'en a marre mais nag ñoom nee nañ fas yéene nañoo bokk ci boobu combat ndax il paraît que ñoom waa Yewwi Askan Wi programmé nañ beneen manifestation le 29 ñu ne dañuy adhérer à la cause fas yéene jàpp ci manifestation bi gisoo ni tension yi day gën a mën a yokk par rapport à ça. Ils étaient carrément disparus peut-être à cause coow li fi amoon. coow waa seen arrestation yi loolu dafa tax ñoom seen crédibilité wàññeeku na quoi qu'on puisse dire il faut le dire ainsi. parce que ñoom dañoo nekkoon ay activistes yoo xam ne dañ doon xeexal askan wi mën fi ay combats yu am solo porter ay combats yoo xam ne réussir nañ ko haut la main mais nag dem ba ci biir ndakate ñu gis ni ñenn ñi ndakate sax lañ doon xeex c'était des intérêts crypto personnels moo ci am yu bari yoo xam ne feeñ na ci ay vidéo ci ay faits yoo xam ne génn na bañ tegoon ci loxo ci di kilifa am ñeneen ñoo xam tam jotoon nañ leen accuser ci yu mel noonu loolu dafa wàññi déjà crédibilité ak poids bi nga xam ne moom la Y'en a marre doon peser sur la chaîne politique donc nag bu ñëwee ba tey tamit ñuy génnaat ci manifestation li may wax rek mooy est-ce que ñoom noonu la ñu war a duggee est-ce que waruñu woon xool beneen angle de tir parce que li ma yaakaar man personnellement mooy réew mi manquétul ay manifestants. non donc bu ñuy ñëw dolli ko ci chaîne boobu. dañuy yokk ci xar bi karaw rek. te ñun li ñu soxla fi mu toll nii mooy ku ñu dalalal suñu réew li ñu soxla fi mu toll nii même bu fekkee da nga ne da ngaa jàpp ne suñu démocratie dañ ko bëgg a nërmeel nga bëgg koo xeex fekk nga déjà ñu koy xeexee ci méthode boobu ci manière boobu. boo ñëwee yow en tant que responsable pour man da nga war a fexe emprunter beneen canevas. boo xam ne dina permettre nga régler problème bi mais avec lucidité. avec sérénité en toute
responsabilité loolu moo ci ëpp solo mais ñëw naan dañuy yokkuwaat ci manifestation je pense que mooy bruit lañ ci bëggaat wala un moyen de se relancer mais vraiment yaakaaruma mu nekk lu am solo trop mënuñu fay def lu fi gars yi deful lu ñu fi def fekk na gars yi def nañ ko pare kon li doon pertinent li doon wane seen pertinence ak seen apport bu am solo moo doon ñu ñëw wane beneen méthode bu bees indi beneen visage de Y'en a marre bu bees boo xam ne day régler problème au vrai sens du terme dox médiation wala fexe ba naka lay calmer le jeu politique actuellement mais pas muy ñëw di yokk ci xar bi karaw vraiment. voilà soxna su dernier point bi nag moo di Idrissa Goudiaby bi nga xamante ne moo jotoon ñàkk bakkanam foofu te Ziguinchor ba tey dañuy waxtaanee li nga xamante ne moo di manifestation rek ndax foofu la suñu frère suñu lépp daal koo xamante ne moo di Idrissa Goudiaby jotoon na fa ñàkk bakkanam waaye it depuis ba ñu defee autopsie yi famille am nee nañu que ni que reewuñ ko ak balle blanche balle réelle lañ ko jot a rey ki nga xamante ne moo di Idrissa Goudiaby. waaye résultat ñi nga xam ne ñoom ñoo génnee wax ci seen kàddu li ñu wax mooy balle blanche moo ko rey waaye famille bi ñoo bëgg a avancer la thèse selon laquelle balle réelle moo ko rey nga xam ne foofu il y a déjà une opposition de ñaari thèse yu bokkul li mën a apporter lumière ci loolu rek mooy fexe ba ñi nga xam ñoom ñoo disposer des moyens légaux les moyens qu'il faut pour éclaircir là-dessus ñu fexe ba ñoom ñu génn leeral bu jëree ay preuves yi ko famille bi di laajee ñu joxe leen ay preuves parce que je pense que moo gën a yomb balle blanche moo ko rey balle réelle moo ko rey nañu def contre expertise balistique xool parce que yomb na xool est-ce que wax leen carrément jël quelques membres de la famille introduire leen ci séance bi wan leen carrément bu fekkee balle blanche moo ko rey ñu firndeel leen ko boobaa dootuñu amati lu ñu wax dootuñu amati frustration mooy li ma doon wax démb gis nga impunité moom laa wax barki démb ci plateau bi day fa mën a yóbbu ci doomu aadama koo xam ne day doy waar moom laa waxoon ne maanaam moo mën a yóbbu famille victime yi ñu am benn rancune boo xam ne day doy waar à l'égard de la société ñooñu même problème bi bu ñu ci jéemee lépp ba seen énergie am ñu taxaw amuñu ci gain de cause li muy jur mooy dañuy nekk ay frustré ñoo xam ne dañuy nekk là-bas maintenant en dehors de la société di regarder de loin la société dootuñu bokk ci société dootuñu gis seen bopp ci société te ñooñu tey jii lu ne naqar bu ne en bi ñuy nourrir ci ñoom rek dañu am benn esprit de revanchard boo xam ne mën na leen dugal ci lu ne mën na leen indi jéeye ju ne te loolu lu jara moytu la lu jara éviter la ci réew defe naa bu ñu tolloo fii te ñàkk doomu aadama ñàkk frère ñàkk sœur dafa metti balaa nga koy xam mu affecté la wala mu dal la man seen place rek laay taxaw ma xam ñoom lu ñu mën a ressentir et que donc c'est tout à fait légitime ñu taxaw naan dañoo bëgg vraiment ñu éclaircir leen te loolu lu yomb la nañ leen éclaircir parce que rappelé naa ko la dernière fois Platon moo doon wax naan à part l'injustice le plus grand mal serait du fait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute dañu war a fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñooy les responsables bu dee am na ay responsables bu nekkee nekkul balle perdue wala nekkul loo xamante ni si dafa de njumte la ñu fexe ba situer les responsables vraiment te jaare leen fi ñu leen war a jaarale. macha allah sëñ Abdou ci intervention yooyu xanaa rek ñu bàyyee soxna Dieyna nga tàggatoo ak mbokki internet yi. voilà soxna Astou maa ngi lay remercier bu baax di remercier aussi Mame Abdou di remercier également amis internet yi nga xamante ne ñu ngi suivre depuis boobu à travers notre plateforme digitale Dernière Minute Info merci beaucoup. macha allah soxna Dieyna yow it di la jaajëfal bu baax ci xibaar yi ñuy baaxee bés bu jot xanaa rek liñ ci yokk moo di kooku di Sadio Mané signé na fële ca Bayern Munich et c'est officiel fii ba 2025 incha allah xanaa rek di ko ñaanal yoon bu bees bi mu jël suñu borom gën ko cee defal ay ngëneel kookee di Sadio Mané suñu xol maanaam la fierté des Sénégalais xanaa rek ñu fas yéene dem ci deuxième partie émission bii di Dernière Minute de midi fas yéene cee dalal suñu mbokk suñu xarit Diko Sow. Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal
salaamaaleykum mbokki internautes yi comme niñ leen ko waxee rek sànq dañuy fas yéene dem ak yéen ci deuxième partie émission bi fii ci biir dernière minute de midi xanaa rek balaa ñoo dalal suñu mbokk mi dañuy souhaiter bonne chance suñu xale yooyee nga xamante ne ñooy def CFEE tey di leen souhaiter bonne chance ñoom ñëpp yàlla may leen ndam ci examen bi nga xamante ne nii moom la ñuy def di dalal rek suñu mbokk mi di ko saw di la ziar di la jox sa wàccuwaay bàyyi la nga nuyoog mbokki internet yi. waaw soxna Astou waa sëñ Abdou ginnaaw bi ngeen ma reetaan looy ba ma sonn garaawut maa ngi souhaiter aussi bonne chance ñi nga xamante ne ñoo di suñu candidat yi di def CFEE di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo di suñu équipe technique bi di jaajëfal aussi suñu mbokku internet yi nga xamante ne à chaque fois ñoo ni safoo di ñu seetaan di suñu plateforme digitale bi. balaa loolu rek damay souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils bébé Mouhamed dundal ba say may di baawaan maman tem fort. macha allah am na solo sànq rek ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire ba ñuy commencer suñu émission bi di ko ñaanal gudd fan ak wér ba nga fekkee njëriñam incha allahu rabbi xanaa rek ñu bàyyi la nga wax ñu lan nga bëgg ñu waxtaanee ko tey. waaw Astou umpale wuñu li nga xamante ne moo di tragédie yi xew fan yi yëpp ci dëkk bi nemmeeku nañ li nga xamante ne moo di lu muy faral di dal mooy xale yi bu ñu leen enlevé wul rek am ñoo xamante ne dañ leen di faat wala duñ leen gis loolu nekk na polémique boo xamante ne mu ngi semé pagaille fii ci dëkk bi parce que luñ ci gën a nemmeeku bokk na ci xale bu jigéen bi nga xamante ne jëlee woon nañ ko fële ci buntu këram Pikine ki nga xamante ne nag moo ko jëloon ñoom nee nañ ku jigéen la dafa voilé wu te dafa xees amaana sax xamuñu identité am ba tey jii nii mënuñoo fexe ba gis li nga xamante ne moo dee xale bu jigéen boobu waaye am na keneen koo xamante ne xale la fële ca Ouest Foire lañ ko jëlee moom tamit démb dafa réeree ay ñi nga xamante ne ñoo di ay parents wam loolu yëpp nekk na loo xamante ne sujet bu inquiétant la te ça mérite vraiment des analyses damay bàyyi rek Abdou moom tamit bu amee loo xamante ne mën na ko ci analyser rek. macha allah soxna Dicko nekk na loo xamante ne mu ngi faral di am jamono yi sànq rek yaa ngi ci doon wax ne dañ koy nemmeeku bu ay élection di waaj a ñëw ay gone ay tout tànk yi ñuy fas yéene di ñuy réer bari na ay cas duñ nekk di cité ndax bari na lool lan rek moo waral yooyee mbir. waaw soxna su comme ni nga ko waxee rek je pense que sànq rek ñoo ngi ci doon àddu di wax que ni constat bi nga xam ni moom lañ def mooy que ni période bi muy gën a fréquent en tout cas mooy bu élection jubloo. xamuñu nag ndax est-ce que tombé moo waral ay gaaf. wala ndax est-ce que dafa am lu laqatu ci ginnaaw. waxuñu amul dara luñ ciy insinué mais daal li leer daal mooy def nañ sa constat que ni élection moom saa suy jub rek moo xamee élection législative la wala élection présidentielle dañuy gis que ni disparition bi day gën a bari xale yi réer day bari. ñi nga xam ne ay way laago lañ léeg-léeg ñu boole leen si léeg-léeg sax nga dégg jàpp nañ nit jël nañ ci moom ay cër. te loolu ñu ci bari xalaat ne ay sacrifice wala yu mel noonu mooy tax yu ñuy laaj nit ñi ci élection yi. nga xam ne dalay jox rek ay interrogation nga tu te demandes est-ce que réellement suñu homme politique yi conflit d'intérêt jaral na leen loolu. loolu day nekk loo xam ne lu mat a taxaw la lu tamit lu mat a tiit la. ndax xale yi nga xam moom la ñuy jël ñi ñu leen di sàcc ñi ñu leen di rey ñooñu ñoo nekk espoir réew mi. ñun ñoo war a taxaw ñoo war a construire réew mi ñoo ko war a tabax. bu fekkee nag dañoo nekk ci disparition perpétuelle boo xam ne à chaque fois ça se répète encore et encore. day gis xale yi di réer ñi ñu leen di rey ça montre que déjà yaa ngi diminuer sa espérance de jeunesse. parce que réew mi rek nañ xam que ni doole gi yëpp jeunesse bi la. et jeunesse bi mooy gone yooyu ñu ñëw màgg tey mën a taxaw réew mi. gone yooyu nag je pense que dañu leen war a mettre dans les conditions de survie et dans les conditions d'épanouissement. loolu la ñu waral ci ñoom fexe ba lépp li nga xam ne mooy seen àq ak yelleef seen droit ñu jox leen ko na mu gën gaa rafetee na mu gën a muccee ayib ndax xale dafa doon un être humain bu fragile. koo xam ne maanaam moomin la. innocent la koo xam ne tey jii mën nga ni mënta xalaatal boppam. mënta demal boppam. fu mu nekk sax léeg-léeg mën na ko bañ a xam ba mënul génnee boppam mënul demal fenn boppam. kooku tey jii je pense que ça incombe à l'État ñu fexe ba garantir sécurité te ça renvoie toujours à la sécurité publique. ñu fexe ba xool naka la ñuy sàmmee la sécurité publique ba nga xam ne xale yëpp dinañ mën a dund dans les conditions normales mën a épanouir
mën a vraiment évoluer dans une société calme sereine te du tax parce que c'est pas question que dañ leen war a tëj saa su amee li ngay dégg mooy ana parents yi tax teewuñu. waaw am na ñuy joxantuma les parents si parce que am na ñoo xamante ne sax ñoo ko doon wax ndax nee nañ ñi nga xamante ne ñoo di parents yi suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom tayal nañ tayal goo xamante ne bu ñu demee di tëdd nelaw sax da ngay gis ñu dàq xale yi naan dem leen foo yi rien que pour ñu bañ a leen pour ñu bañ leen a déranger et tout et pourtant yii bu amee ñoom ñooy gën a sonn sax te ñoom ñooy njëkk a sonn si ñi nga xamante ne ñoo di ñi dëkk foofu ci koñ bi. effectivement gis nga loolu jarul sax ngay am doom pour comprendre. pour comprendre affection bi parent am ci doomam. et que dalay wan tamit ni benn parent bàyyiwul doomam wala sàgganeewul doomam ba muy dugg ci jéye ju mel noonu. parce que dañuy wax ni quand tu tiens l'enfant par la main tu tiens la maman par le cœur. xale fi mu toll ci yaay ak fi mu toll ci wayjur loolu kenn mënu ko natt lu dul yàlla mayu la wërsëg nga am doom mu toll la foofu yàlla bu mu ëmb kenn mais daal li wóor mooy pour man c'est pas une raison ñu naan dañoo war a tëj xale yi wala na leen parents yi tey non les enfants ne sont pas des prisonniers non parce que dafa am ñaari école yoo xam ne xale bi dafa war a jaar mooy école de la école domestique bi muy kër gi foyer bi muy évoluer yi nga enseignement bi nga xam ne ci ay parents la ko war a jëlee valeurs yi nga xam ne naturellement day jógee ci ay waajuram di ñëw ci moom ak ci environnement immédiat bi muy évoluer mooy këram di ñëw ci moom waaye itam dafa am leneen loo xam ne ci société bi rek la ko mën a jëlee. parce que xale bi nekkul rek doomu parent bi li lay wan ni nekkul rek doomu parent bi tey jii parent bi amul sañ-sañ def lu ko neex ci gone ki kon nekkul doomu parent mais doomu société bi la tey jii balaa ngay xam doomu société bi nga jàpp sa doom di ko malmené wala nga koy torturer wala nga bëgg a jël bakkanam tey police mooy ñëw tëj la jàpp la te pourtant sa doom la. voilà police sax ñu dëkk ci koñ bi sax. ñoo leen njëkk a sanctionné c'est pour te montrer que à chaque fois que donc yow fexe def nga sa travail de géniteur d'abord ba fexe ba xale bi juddu nga fexe ba li nga mën ci travail de base nga def ko pour inculquer ko ay valeurs. li ci des. je pense que société bi ñu war a xool naka la ñuy organiser ba sàmm xale yooyu sàmm seen sécurité tout en les permettant d'aller jouer quand ils le veulent tout en les permettant d'aller au cinéma quand ils le veulent tout en les permettant d'aller au terrain quand ils le veulent. mais avec surveillance. avec surveillance mooy li ma wax état moom moo war a garantir loolu. parent mënul xale bi muy dem mu topp ko mën na ko gérer ci kër gi mën na ko xool ci koñ bi fan la nekk à chaque fois mais mënul garantir cette pérennité là chaque fois. tout le temps ñi am doom ñëpp xam nañ ko. li nga mën mooy chaque fois ngay nemme ko fan la nekk anam est-ce que mi ngi fii. léeg-léeg mën nañ ne leen moo ngi fii mais yi mën a xew ci diggante entre temps ci espace intervalle temps bu gàtt. mënoo ko xam te doo mën a xam tamit fan lay mën. parce que loolu ça suscite déjà un problème parce que ki nga xamante ne mooy ki nekk Pikine moom yaakaar naa ne loolu sax mënuñu koo wax ne négligence la du moment où dañ ko fekk ci buntu këram jël ko yóbbu ci anam yoo xamante ne nit ñi duñ comprendre da ngay gis sax xale yi léegi ñooy alerté ñoom ci seen jëm bopp ñooy taxawaayu mag yi parce que ñoom ñooy dem di alerté ñi nga xamante ne ñoo di waa kër gi di leen wax ne am na ku jël diw mais kooku xàmmeewu ma ko ci koñ bi kon cela veut dire que xale yi am nañ benn conscience boo xamante ne ñoo ngi koy commencé di am ñoo ngi koy commencé aussi di adapté mais bu ñu nemee koo tamit fan yële passé da ngay gis ki nga xamante ne benn xale la maanaam yaayam bëri na seetlu lool bi mu gisee yaay doom ji changé ci la ko enquête naan ko doom ji lan moo la dal mu ne ko man de bi ma wàccee daa am koo xamante ne jël na ma dugal ma ko ci benn bâtiment kër gi wax décor kër gi yépp wax xale bi góor bi nu mu mel et tout mu ne ko lan la def mu ne ko daa am benn piqûre boo xamante ne dugal na ko ci sama yaram effectivement mère bi bu mu jëlee xale bi yóbbu ko ci hôpital bi ñu defee kii bi dañoo xam ne am na benn seringue boo xamante ne laal na yaramam. par la suite la dem gendarmerie ñoom tamit ñu def ay enquête et tout xale bi wax leen déco bi yépp nu mu mel kër gi ak xale bu góor beeg ñoom it seen nan la def ak lan la jël ci moom mu neen moom nag dafa aspiré li nga xamante ne moo di deretam loolu rek la jël ci moom. mais loolu tamit nekk lu mbir moo xamante ne bu doy waar parce que faral nañ di gis aussi même cas yooyu buy am. aussi école yi ci boppam léegi da ngay gis ne sa doom tant que parent bi ñëwul wala am benn membre de famille boo xamante ne xam nañ ko duñu bàyyi xale bi pour mu dem ñibbi te loolu yëpp yaakaar naa ne ce sont des précautions yoo xamante ne même bu fekkee ne du état bi sax mais école yi ci boppam ñoo koy jël am na ku ñu daggoon loxoom tamit fii am lu ñu fa jël des choses yoo xamante ne mooy loolu c'est inadmissible ci ay xale ak nu mu nekkee moom it naka ngay mën a xoolee xale di ko def yenn yi soit di ko kidnapper wala di aspirer son sang wala di dagg cëram c'est vraiment grave waaw ça montre carrément manque de sensibilité bi am suñu réew léegi
léegi suñu degré d'insensibilité dafa extrême. dafa atteindre limite am. parce que mooy li may faral di wax sax gis nga suñu réew am na yoo xam ne xamuñu ko woon dootoo sa xel sax di ko xalaat. étranger yi bi ñu commencé di ñëw na ma yàlla baal mais loolu lañ wax état ñoom nee nañ ñi nga xamante ne ñoo di ñàkk yi bi ñu commencé ñëw Sénégal la affaire yooyu commencé di am. waaw c'est-à-dire da ngay xam ne affaire yi à la limite day mel ni ay film ci yow li nga xam ne da nga ko daan dégg rek dans les autres pays lointains léegi moom ngay gis sa réew da ngay xëy sax mu dal sa koñ. parce que maa ngi koy wax sax ñun récemment suñu koñ am na fa xale boo xam ne pour montrer encore une fois que parfois ce n'est pas dans la négligence des parents. xale bi nga xam ne moom moo réer suñu koñ muy Mouhamed Rassoul Touré kooku ay parents yu farlu lañ parents yu sàmm seen njaboot parents yoo xam ne seen doom yëpp suñu borom suturaane loolu macha allah. xamuñu lu dul kër ga école ba. ak xanaa parfois ñi ci bokk ay daayra wala yooyu mais moom en cas d'espèce Mouhamed Rassoul Touré école la xamoon ak këram kooku amul sax fréquentation ba nga commencé di laaj li ñu wax mooy xamuñu kenn ku mu doon àndal. kooku tey jii mënoo ne négligence élève la te tamit nekk un élève brillant boo xam ne yàlla xam na ni yaram ak. te mu war a def terminal te di def terminal S1. donc pour te dire que kooku ni mu nekkee espoir rek ak li mu mën a apporter. ci suñu réew. kon ku mel noonu bu réeree tey jii du nekk négligence des parents. du nekk négligence familiale. mais da ngay xam ne rek peut-être ñun boog li ñuy ñaan mooy mu nekk ci jàmm fa mu nekk. te tamit yàlla indiwaat ko ci jàmm ba vraiment mu mën a continuer mission am. li ñu séntu woon ci moom yaakaar ko ci njabootam yépp mu mën koo accomplir dans la plus belle des manières vraiment. man li may laajte rek est-ce que matul aussi ñu xool benn ay psychologue yoo xamante ne dañuy jël xale yi di leen former aussi parce que ñoom tamit bari soxla leen li nga xamante ne moo di ñu leen di encadrer di waxtaan ak ñoom parce que néanmoins nekk na ay loo xamante ne ay faits yu xamante ne yu metti la ginnaaw bi ñu leen séquestré indiwaat leen ci seen famille et tout amaana am na loo xamante ne dund nañ ko foofu ndax dina am suivi boo xamante ne est-ce que jotul tamit ñu utal leen ay psychologue yoo xamante ne dañ leen di accompagner ci moment yooyu. waaw psychologue moom mooy li nga xam ne je pense qu'un jour doon nañ ci débattre. réew mi dafa toll foo xam ne ñoom psychologue yi dañoo toll ci seen période ci seen moment xam nga réew day jël ay tournure di def ay processus sociologique di def ay changements. di changer ay tournure mais fu mu toll rek am na une frange de la société de la population boo xam ne ñoom la ñuy interpeller directement. am na foo xam bu fa tollee politiciens yi la ñu soxla. am na foo xam bu fa tollee médecins yi lañ soxla comme Covid bi ñu génn médecins yi kese nga déggoon ñu nekk en scène kenn ku ne indi sa expertise am na foo xam bu fa tollee peut-être mécaniciens yi wala menuisiers yi wala étudiants yi wala élèves yi la ñu soxla. mais fi ñu toll ci suñu réew étape bii mu nekk di franchir doo daan bii mu nekk di yéeg. psychologue yi lañ soxla mooy les psychologues de notre pays. effectivement ñoom seen njàng ci loolu la wàcc ci loolu la màcc. xool maanaam doomu aadama xelam naka lay mën a changer. ak ci ban environnement lay dund maanaam environnement bi muy dund naka lay mën a impacter carrément xelam parce que léeg-léeg sax nga gis ñoo xam dañuy disparaître ñoo xam ne fi ñu nekk ñoo fa teg seen bopp. dañ naan la peut-être dañoo lëlu ji woon wala dañoo dem ba si yàgg soxla woon. nekk bari na am na aussi des cas la jaari sow. jaari sow xam Sénégal yëpp wër ko ñu def ay affiches partout même à l'extérieur. à l'extérieur ñëpp dernière minute nga gis ne fi mu nekkoon moo ko bàyyiwoon boppam. donc kooku psychologie mu nar a mu sañ a dugal tout un pays ci psychose bu toll noonu. am sax à l'échelle élémentaire Sénégal yoo xam léegi dañ koy def ngay gis xale bu ndaw day dem ba toll foo xam day jàpp ni moom mënatul évoluer ci famille bu nekk wala mënatul a nekk ak i parents wala dafa soxla nekk seen dem fenn isolé wu fa te du ci tàggu ay waajuram du ci tàggu famille ñëpp di ko wër fekk na fa mu nekk xoolal du dara moo fa téye boppam donc yu mel noonu day laaj tamit suñu psychologue yi génn di anticiper encore une fois ci xool kenn ku ci nekk sa manière de penser sa manière ta psychologie fan la toll nga mën a xam que ni kii lan la capable def ëllëg ak lan la capable def ëllëg bu ko defee ñu alerter parents yi ñu mën ci jël seen responsabilité dañoo tamit xool yan méthode d'anticipation la ñu mën a jël ba jéeg yu mel noonu di xaw je pense que waaw su ko defee astu xam nga nekk na thème boo xamante ne xaw na lëmbee li nga xamante ne moo di dëkk bi te ñoom ñëpp ragal nañ chaque mère de famille rek yaa ngi xalaat fépp foo mënti toog da ngay xalaat sa njaboot et je pense que il est temps que état bi ci boppam ak képp koo xamante ne bokk nga ci ñuy farlu rek di gën a surveiller li nga xamante ne ñoo di xale yi parce que xale moom min la te xamul dara donc nañ leen gën a sàmm rek ñu bàyyi leen ak seen i kanamu waajur
macha allah am na solo thème bi ñu indil mu nekk benn actualité bu lëmbee réew mi xanaa rek ñuy ñaan ñi nga xamante ne ñoo jot a réer suñu borom feeñal leen ba ñu mën a delluwaat seen i kër waajur et li nga wax léegi aussi lu am solo la lii di les personnes concernées ñu xool nan la ñuy travailler en parfaite collaboration ba jëf yi ñi mel bañ a amati ñu protéger les enfants parce que ay xale lañ ay ndaw lañ ay moomin lañ xanaa rek soxna Dicko ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk internet waaw su ko defee damay jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo di équipe technique bi nga xamante ne à chaque fois ñoom ñoo ñuy accompagner ci suñu plateau Midi Info di jaajëfal aussi suñu mbokk téléspectateurs ci seen fidélité ak seen qualité chaque jour ñoom ñuy wan li nga xamante ne moo di seen yëg-yëg ci noonu su ko defee rek damay jaajëfal ñëpp di leen jox dig daje ba beneen incha allah. macha allah am na solo yow it si ñu ngi lay jaajëfal ci thèmes yu am solo yi ñuy baaxee saa su ne sëñ Abdou ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw jërëjëf soxna Su jërëjëf soxna Dicko di leen remercier di leen jaajëfal di nuyu aussi suñu équipe technique bi ñoom ñi nekk derrière l'écran di def travail bu colossal bi ëpp solo ci liggéey bi. di nuyu tamit di jaajëfal téléspectateurs yi ñuy suivre yëpp di ñaanaat encore une fois parce que c'est une histoire qui me tient en cœur. Mohamed Rasoul Touré moom mu dëkk unité 500 borom def lumière ci moom ba mu feeñaat. ba mën a dellu ci këram incha allah. allahuma amin am na solo macha allah comme ni ngeen ko defee rek dañuy nuyu suñu équipe technique yi papa Djibi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne lépp lu fi rafet rek lu fi baax rek yéen la yéen a nekk les hommes de l'ombre ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di nuyu également di jaajëfal mbokki téléspectateurs yi ñuy suivre di ñu safoo di ñu tiitooroo saa su ne xanaa rek di leen dox di daje ba suñu yeneenu jotaayu émission incha allah. Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen Sénégal yi sunu gaal jóg leen yéen te manko Sénégal